donc loolu moo dellu ci sumb yi nga xam ni fekk nañ ko fi. beneen bi mooy fekk nañ fi également ay xaatim ñu koy tuddee ci français ay contrat yoo xam ni mairie bi daf ko signé ak ay partenaires ay promoteurs privés moo xam mooy ñi nga xam dañuy yor seen xaalis ñëw ci mairie bi lëkkaloog mairie bi ci ay projet réaliser projet yooyu ci seen xaalisu bopp. projet yooyu wala xaatim yooyu mat na juróom ci yi ñu fi fekk bi ci njëkk mooy centre commercial bii nekk ci wetu gare routière bi centre commercial boobu promoteur bu ñuy tuddee Ndiaye et Baro ñoom ñoo ko yor ñoom la ko mairie bi jox. foofu nag dinañ fa taxaw ci contrat boobu mooy li tax ñu fay taxaw mooy biñ ko signé ci convention bi ñu ngi ko signé le 29 août 2019 liggéey bi waroon nekk ci juróom benn weer mais bi ba ñuy jël ñun fonction le 16 février 2022 liggéey bi noppiwul donc biñ ñëwee ñu waxtaan ci mag sama adjoint yi muy le bureau municipal biñ ci waxtaanee ñu ni kat li gën a yanu maanaa comme liggéey bi door nañ ko ba pare te am na fu mu toll nañu woo ki ko yor mayaat ko ab diir ni ko nga terminer liggéey bi ñu yóbbu ko conseil municipal voté ko ñu tegal commission bu ñu tuddee commission ad hoc ñu woo promoteur bi waxtaan ak moom ni ko may nañ la fukki weer pour nga terminer liggéey donc loolu xaatim nañ ko kon incha allahu rabbi jàpp nañ ni fii ak fukki weer centre commercial bi dina pare dina nekk ci loxo commune bi mais beneen précision également mooy contrat boobu dafa am yu ci xaw a mën naa ko tuddee noonu yu ci xaw a lëndëm li tax loolu mooy maanaam kenn xamul promoteur bi ñaata alal la ci def loolu la ñuy tuddee montage financier en français kenn xamu ko ci convention bi boo ko liiree doo gis fenn foo xam ni dañ naan nangami alal la ciy def doo gis fenn aussi fuñ ni cantine yi ndàngam lañ koy jaayee te loolu dafa bokk ci lii tax contrat mën a leer ku ko liir mën ci am yaakaar yooyu nag amu ci moo tax ñu waxtaan ak commission ad hoc bi ni leen xëy na wax ñaata la centre commercial bi jar ci xaalis xëy na weesu nañu mais cantine yi moom nañ fexe ba buñ koy joxe ci kàttanu borom bi ñu toog ak promoteur bi discuter ci prix yi bu ko defee prix yooyu ñu fixé ko ñu xam ko à l'avance donc loolu ñu ngi ciy liggéey muy prix wu cantine yi bokk na aussi ci liñ ko santoon ci contrat am mooy fii ngeen gis ñu muur ko nii mooy fourrière commune bi ñuy def jamono yee ci ginnaaw opération de désencombrement épave yi ñu doon jël mooy oto yu yàq yi fii lañ koy dugal mur bi nga xam ni moo ko wërale dañ ni ko woon ci biir contrat bi yaa koy tabax mur boobu am na lum ci tabax mais la ko mottali dañ jël beneen entreprise bu tudd EFA moom moo mottali li desoon ci mur donc mën nañ ni def na une partie du contrat mu des une autre partie boo xam ni des na muy jël clé yi nag jox ko li nga xam ni mooy mairie parce que su paree ba ñu jaay cantine yi mairie bi moo koy gérer suuf si nga xam ni ci la tabaxee centre commercial bi suufu mairie bi la mi ngi toll ci 1078 mètres carrés mais suuf soosu aussi li may wax ci li nga xam ni moo xaw a dese leer wala moo nekk sipp contrat bi mooy suuf si kenn évaluer wu ko ba xam ñaata la jar ci xaalis nga xam ni dañ naan mairie bi contribuer na tant ci biir contrat bi ko lié Ndiaye et Baro loolu ma wax nag ci contrat boobu bu ñu jëlee contrat yi ma nar a liir yëpp da nga ko ciy gis jàngat biñ ci am mooy mairie bi dafa am tële tuuti ci wàllu contrat signer contrat dans les règles de l'art mu jaari yoon ñu saytu ko ba mu leer nga xam ni dara du ci échappé mairie bi mais aussi surtout ñu def ko mu nekk intérêt commune bi loolu dafa des te yi may nar a liir yëpp benn bu ci ne dinaa leen wax lu tax
contrat bi ñu lié ak am na benn station Total bu nekk biir gare routière yaakaar naa ñëpp xam nañ ko moo nekkoon benn station seul bi fa nekkoon station boobu bi ñuy signé ak moom contrat boobu commune bi amagul boobu ca jamono yi benn commune Thiès benn commune la woon ci lañ signé woon ak moom c'était en 1980 c'était pour une durée de 15 ans fukki at ak juróom contrat boobu ba mu jeexee ba tey depuis 80 kenn renouvelé wu ko te ku ne xam na ni bi ñu defee dévolution gare routière bi léegi mairie Thiès Ouest moo ko moom donc mën nga ni bañ créer commune ba tey 2008 ak léegi kon mën nga ni station boobu mi ngi exercer dans l'illégalité parce que contrat bi kenn renouvelé am na nag ñoom benn jéego bu ñu def mooy diggante 2012 ak 2016 jéem nañu calculer li ñu waroon di jox mairie bi fay ko ñu jéem ko calculer fay ko xaalis ci ñeenti at yooyu ngi toll ci 23 millions et quelques naam équipe bi fi jóge nag am na jéego bu mu ci def mais jàpp naa ni aussi négligence mi ngi ci jéego bi mooy lan mooy bind nañu le maire Aliou Sow bindoon na gérant bi ni leen jox leen sommation ni leen contrat bi leen lié commune bi jeex na dama bëgg ngeen arrêté li ngeen di def wala ngeen ñëw ñu toog xoolaat nan la ñuy continuer collaboration ñoom tamit ñu tontu ko wan ni ko bëgg nañ ñu continuer collaboration nous sommes dans les dispositions pour le faire mais foofu la yem donc ba dossier boobu dugg suñuy loxo tey incha allah kon liñ ci nar mooy fexe ñoom ñi nga xam ni ñoo ko gérer woo nañ leen déglu leen mais amul benn dogal buñ ci jëloon incha allahu rabbi dinañ ko waxtaane ba incha allah bu ñuy signé waat contrat bi les intérêts de la commune seront préservés et défendus incha allah ci kàttanu borom bi. contrat wu construction pharmacie bi nekk Grand Thiès poste de santé bi nekk Grand Thiès am na pharmacie boo xam ne ma nga ca biir ñu koy tabax contrat boobu aussi promoteurs yi benn couple la boo xam ni ñoom ñoo signé woon ak mairie bi contrat boobu mais Descos dafa arrêté liggéey ba ginnaaw bi ñu leen dénoncé wax ni fi ñuy tabax xëy na waruñu fa tabax donc dossier boobu aussi mi ngi suñ table ñoom ñëw nañ seet si ma ñu waxtaan ñu jox ma dossier yëpp mais amul benn dogal bu ñu ci jëloo parce que yooyu yëpp comme ni ma ko waxee contrat du caaxaan lu ñuy étudier la waat la ba xam ci yan condition lañ koy reprendre contrat bi nga xam ni moo dox diggante mairie bi ak jardin bi nekk en face Sénélec boo dee jëm place de France boobu tamit la même chose Descos moo ñëw arrêté liggéey ba ndax lan dañu dénoncé ni contrat bi niñ ko signé baaxul am na sax ñu ni ñu waxoon ni dañ jaay place bi maire yi daf ko jaay mais loolu amul en réalité contrat la mu waroon fa tabax Descos ñëw arrêté liggéey ba ñëw nañ tamit seet si ma loolu tamit jëlaguñ ci benn dogal ñu ngi xaar pour étudier ko ba xam lu ñu ciy def xaatim bi doxoon diggante mairie bi ak benn promoteur pour mu liggéey jardin public bi nekk Blaise Diagne jardin public Blaise Diagne moo nekk en face gouvernance foofu tamit kañ ko joxoon daa dem bay liggéey gouverneur arrêté liggéey bi moo tax foofu tamit ba tey amaguñ fa benn solution mi ngi suñ table amagul benn dogal buñ ci jël donc juróomi contrat yi yëpp gis nga li ma waxoon ci njàlbeen gi ay jafe-jafe la jur diggante mairie bi ak ñi ngi ko signé donc mooy li ma jàngat bi ma def léegi rek nii dañu am benn benn carence ci wàllu signé contrat mu jar nag ñun ñi nga xam ni tey ñoo fi nekk ñu jël ci ay leçons yu am solo bu ñuy signé contrat donc wàllu contrat yi loolu la beneen point bi ma ci bëgg a teg mooy wàllu budget bi mooy li ñuy nattal ñu war ko liggéeyee fekk nañ fi budget boo xam ni bi ñu ñëwee mi ngi toll ci 440 millions 439 660 francs CFA mooy budget commune bi Thiès Ouest 2022 budget boobu 418 millions yi 371 400 francs CFA moo dellu ci wàllu fonctionnement 22 millions 78 mille
260 francs CFA moo dellu ci wàllu investissement. Donc budget bii lañ fi fekk donc ñu ciy liggéey biñ ñëwee nag jëm nañ ci indi ay coppite yi tamit li ko waraloon mooy dafa am suñuy farata yoo xam ne dañ ko ci bëggoon dugal te farata yooyu mooy dañ bëggoon def l'audit foncier de la commune suufu commune bi ñu xam nu mu tëddee nuñ ko yoree lu fi des l'audit financier de la commune xaalisu commune bi diggante 5 ans yi xaalis boobu ñaata la lan lañ ci réaliser fu mu dugg et l'audit du personnel mooy ñiy liggéey ci mairie bi nga xam ni mairie bi moo leen embauché nu mu demee ñaata lañ contrat yi nu mu demee lu ñu leen di fay nangam ak nangam donc ñett yooyu moo taxoon ñu modifier budget bi dugal ci benn rubrique xaalis bi ñuy permettre ñu mën a def liggéey boobu benn bi commencé nañ ko d'ailleurs muy l'audit foncier daanaka marché bi ñu ngi koy waaj a lancé incha allahu rabbi lu ci tukkee ci audit bi bu génnee nii ñu def dinañu woote toog ni audit baa ngi nii lii moo ci tukkee ñu xamal ko nit ñi incha allah. Donc loolu mooy wàllu budget bi ci wàllu modification yi ñu ci def am na beneen point bu am solo ci budget bi mooy bor yi nga xam ni commune bi daf ko amee bor yooyu bi ci ëpp solo nga xam ni naroon nañu jural musiba mooy bor yi ñu war a fay ADM muy agence de développement municipal. ay bor la yoo xam ni bi Thiès di nekk benn commune réalisation yi ñu doon def bi ñu créé ñetti communes yi commune bu ci nekk la ñu fa def ci ay réalisation dañ ni la lu tolloog loolu ci bor da nga koy fay parce que bor la woñ bor bu ñu lebaloon la ville de Thiès autant la commune de Thiès autant avant les 3 communes léegi mu war ko fay léegi dañuy évaluer commune ouest infrastructure yi fi nekk bi ñuy def dévolution bi en 2014 ñu évaluer ko ci xaalis ni ko loolu ngay fay bor boobu nañ ko tuddee 22 millions chaque année parce que 2 millions la chaque mois ñun bi ñuy ñëw dañu fekk bor boobu weer bi nga xam ni moo ci muy janvier fayuñu woon boo fayul nag fonds PACASEN yi ma waxoon tuddoon léegi dafa bokk ci critères yi tax ñu jox la fonds bi bor yooyu nga koy fay léegi nag bi ñu demee Cour des comptes parce que mooy saytu liggéey bi ndax fay nga wala fayoo am na juróom-ñetti conditions yoo xam da nga ko war a respecté mais bi ci ëpp solo daal mooy bor bi parce que moo ñu intéressé bor boobu nag fay ñu ko woon jamono boobu ba Cour des comptes bindoon ñu nii respecté wu leen ko bi mu ñu bindee nii respecté wuñ ko ñu liggéey ak service technique yi parce que dañ lay may benn dur ñi la tontul mu mel ni rek boo bindee tribunal ñu may la temps pour nga defaat requête pour def interjeté appel ñu may ñu tontu bi ñu mayee ñu tontu lettre bi ñu étayé ko avec des arguments bi ñu ko yóbboo yàlla defal ñu sutura ba fonds boobu incha allah amaat nañ ko ren te mi ngi toll ci téeméeri millions ak juróom fukk ak ñeent donc te loolu moo ñuy permettre ñu def ay réalisation yàlla defal nañu sutura ba fonds yooyu garder nañ ko ginnaaw lettre boobu ñu bind Cour des comptes donc loolu moo dolloon ci wàllu budget bi beneen poñ bi nga xam ni moo topp ci waxtaan bi mooy yi ñu sumb donc lee mooy li ci fekk yi ma jot a wax léegi yi ñu sumb bi ñu toogee léegi yi ñu sumb bokk na ci visite de terrain yi ñu doon def xam nañ commune bi naam fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee mais nag bu ñu demee ba dénk la lenge yi dafa amaat beneen liggéey boo war a def ci biir commune bi liggéey boobu moo tax ñu sumboon benn visite tudde ko visite de quartier visite de courtoisie tous les quartiers de la commune ñu fas yéene faa dem genn wàll gi bi dem nañ fa muy juróom-ñeenti communes yi dem nañ autant pour moi quartiers yi dem nañ fa seeti chef de quartier yi seeti waa quartier yi déglu leen déglu seeni jàmbat recueillir ko bind ko loolu dina am solo ci kanam ci li may mujjee ci waxtaan bi marché yi ne ci commune bi 4 marché yëpp dem nañ fa gis acteurs yi visiter marché bi ruq bu ne ñu dugg fa
toog ak acteuru marché bi ku ci ne wax sa jàmbat ci marché bi ñu recueillir bind ko. dem nañ gare routière bi nga xam ni moo ne ci suñu ginnaaw visiter ko toog ak acteurs yi waxtaan ak ñoom. def nañ une grande tournée avec les autres maires pour saytu ndoxu taw bi bu ñëwee fu muy jaar. C'était pour préparer les hivernages nga xam ni incha allah soreetul ba xam inondation Thiès lan moo koy waral bu ndox mi ñëwee. bokk na ci également li ñuy tuddee PTI muy programme triennal d'investissement maanaam benn document la boo xam ni ñetti at commune bi da ci tënk projet yi mu am. bi ñu ñëwee soppi nañ ko coppiteef yi ñu ci indi dinaa ko indi également après bu may pare pour mën a dugal ñun suñu programme bi ñu doon campagne di ko wax nit ñi yañ ca doon wax ñu jël ko ci programme boobu dugal ko fa. bëgg nañ également fii ci Thiès noonu taxawal fa benn centre d'état civil secondaire bu bees muy un 3e centre d'état civil secondaire nga xam ni askan woo fa dëkkee ñoo ko jooytu woon équipe bi fi jógee. bi ñu ñëwee gis ni lu yanu maanaa la ñu bind ñu wote ko déjà conseil municipal bi ñu ko wotee ñu bind ministre bi moom la ñuy déglu ministre chargé de la décentralisation bu ñu joxee ndigal rek incha allah ñu def ko. bokk na ci sumb yi également beneen centre d'état civil nga xam ni moom la ñu war a ubbi 10e am na bu fa nekk boo xam ni maire bi moo koy gérer mais c'est en location dañ ko louer waaye Union européenne nag ñoo financé centre boobu incha allahu rabbi barab bañ koy def buñ ko xasee ba déterminé liggéey boobu dina tàmbali. bokk na ci réalisation yi wala sumb yi ñu jot a def biñ fi toogee léegi ci wàllu ndimbalante bi feetu Pâques bi jotee jël nañ benn enveloppe bu mat 4,770,000 jagleel ko suñu mbokk chrétiens yi ñu dimbali ci lu mat 200 nit ak fanweer ak ñett mooy 233 personnes yoo xam ni ay enveloppe lañ ko def de 25,000 et de 50,000 dimbalee leen ko ci wàllu Pâques bi. kazalika noonu lañ def également bi koor gi teroo ñu dimbali suñu mbokk jullit yi ci enveloppe boo xam ni toll na ci fukki millions ak juróom muy 15 millions nga xam ni dimbali nañ ci lu mat junniy nit plus de 1000 personnes ñu jox leen ay saaku ceeb ak tàndarma gungee leen ko ci biir weeru koor gi. ci wàllu éclairage marché yi ne ci biir commune bi ñetti marché yépp muy Daaru Salaam en face musée marché HLM Sofraco marché Mbour 2 ñoom ñëpp def nañ fa ay lumières yoo xam ni nee nañ ba maire yi musee am ba tey musul am ay projecteurs yu leer nañ lañ leen defaral yoo xam ni bi ma demee marché Grand Thiès d'ailleurs nee nañ ma projecteurs yu mel noonu la ñu bëgg marché Grand Thiès te incha allah ña nga ca am na benn partie boo xam ni defal nañ leen ko ca muy toilette ya nga xam ni moo nekk marché Grand Thiès yu bees yi fexe nañ ba xëcc fa courant mottali liggéey ba fa desoon ba ñu ngi koy jëfandikoo toilette ba fa njëkkoon te màggetoon demoon ba kenn mënatu koo jëfandikoo fexe nañ ba def fa ay liggéey ci wàllu vidange ak curage ba ñu ngi koy jëfandikoo macha allah. ci wàllu setal dëkk bi ak désencombrement comme ni ngeen ko gisee woon bi ñu doog a toog avec tous les maires ñu def une grande opération de nettoiement et de désencombrement liggéey boobu aussi def nañ ko te yaakaar naa ni am nañ ci ndam bu mucc ayib. fi ci jara taxaw rek mooy marché Daaru Salaam parce que foofu fi mu nekkee dafa nekk bërëb boo xam ne nit ñi dañ fay jaar soxla ko te trafic bi dafa am doole foofu moo tax bi ñu gisee rond-point bi ni ñu ko occupé ku dem foofu xam li may wax nga xam ni kenn amatul foo jaar jaaykatu jën yi ñëw toog lal ci kaw tali bi ñu fa defee visite commerçant yi jooytu ko ak délégué marché bi préfet binduñu ni ñu foofu
presque danger public la ci lañ jël ay matukaay ba rond-point ba la fa nekkoon yëpp jëlee nañ ko fa ñi nga xam ni ñoo doon jaay ci kaw tali bi ba nit ñi amuñu fuñ jaar ñu fexe sës leen ci grillage bi ba au moins nit ñi am fu ñu mën a teg seen tànk bu ñuy jaar jaaykatu jën yi nga xam ne dañu bàyyi seen place ci biir marché bi parce que boo duggee ci biir marché bi loolu moo lay njëkk a yëg mooy ay cantines yu ñu tëj def fa ay frigo kenn nekku fa donc biir marché bi dafa yaraax kenn nekku fa te ñi ci bari mooy ñi teg seen table wala seen siwo ci kaw tali bi di jaay seeni place nga ci biir ñu ngi ciy def liggéey bu am solo pour fexe ñi ne ci kaw tali bi ñu delloo leen seeni place ba tali bi ñu libéré ko ba nit ñi mën a dox ci jàmm sécurité mën fa am yooyu daal mooy jéego yi nga xam ni jot nañ ko tegagul fi ñu jëm nag te moo ëpp solo parce que damay dégg sama kilifa Serigne Moustapha Sy muy wax ni li tax oto pare-brise bi gën a yaatu mooy dañ ni la li ci kanam moo ëpp solo di nga xool rétroviseur lu ndaw la di nga xool ci ginnaaw moo gën a ndaw seetu bi mooy wan ni certes c'est important mais li ci kanam moo ëpp solo moo tax pare-brise bi gën a yaatu rétroviseur donc moo tax nag ma bëgg li may wax nii fi ñu jëm ngeen bàyyi ci xel parce que yi may wax nii yëpp incha allahu rabbi ci 2022 bii lañ bëgg réaliser ci kàttanu borom bi bëgg nañu réaliser un parking gros porteur PTI bi ma waxoon léegi muy plan triennal d'investissement bi ma waxoon léegi te nga xam ni soppi nañ ko bi ñu koy soppi lii lañ ci bëggoon dugal nañ ko ci ba prévoir nañ ko ci ak enveloppe ba mu war a àndal parking gros porteur nag bu ma ko waxee ñëpp xam nañ ni Thiès surtout Thiès Ouest suñu problème yëpp mooy camions yi gaare ci buntu kër nit ñi ak ci mbedd yi di fa fanaan ba finalement sax mu nekk des lieux de débauche loolu lañ bëgg wutal solution képp ku jaar ci tali bi jëm prison ci kaw société sa yaram day daw donc camions yooyu lañ bëgg wut fu ñu leen di gaare mooy parking gros porteur donc loolu prévoir nañ ko ci budget bi te bëgg nañ ko def fi nga xam ni dese nañ fa as suuf fii nga xam ni mooy tableau commune beneen bi mooy bëgg nañu ñi nga xam ni foofu ñu dese as suuf dañoo dem ni yéey yaay dañ faa jënd te ku ne xam ne domaine public amul jaay amul jënd le domaine autant pour moi le domaine national je veux dire le domaine national ci wàllu suuf maire yi sax amul droit jaay gestion rek lañ ko wax mu def mooy mën nga ko gérer bu fekkee am nañu soxla pour dëkke ko wala def ay projet nga def délibération jox leen ko mais doo ko jaay mais su nit sañee dem ci place yooyu jënd ko ñëw nag ak dëgër fit wala acte de vente loolu mooy je pense que loolu offense la ci li ma ko mën a tuddee pour la mairie donc am na ñaari nit ñu fa nekk kenn ki mi ngi tudd Mamadou Thiongane keneen ki mi ngi tudd Ibrahima Ba ñoom ñaar ñëpp recevoir naa leen Mamadou Thiongane nee na ma nga fa jënd suuf depuis 2009 war na ma këyit gi acte de vente bi mais comme li ma jiital sànq ci sama rek domaine national amul jaay amul jënd gestion rek la donc këyit googu tekkiwul dara sur le plan juridique du titre de propriété buy wan ni nit am na wala moom na ñetti titre de propriété yi tax nit moom suuf mooy délibération bu la conseil municipal jox wala bail wala titre foncier benn amu ci beneen bi keneen ki mooy Ibrahima Ba am na fu mu jàppalu toog fa ni moo waa Eaux et Forêts ñoo ko jox këyit pour mu toog fa bu dee bu congaan bi moom leer ni domaine national kon kooku moom duñ ko may daal lu ñu mën a def ba fuqar ñu suuf soosu dinañ ko def parce que loolu mooy intérêt commun moom Ibrahima Ba fi mu toog comme nee na Eaux et Forêts moo ko moom ñuy def ay gëstu pour xam loolu ndax yàlla dëgg la wala du dëgg parce que bu dee Eaux et Forêts ñoo ko moom certainement forêt classée la war a doon classée la loolu moom suñu yoon nekk ci mais bu dee leer na ni domaine national la ni ñu fas yéene doxaleeg congaan noonu lañu fas yéene doxaleeg moom mooy domaine national collectivité territoriale moo koy gérer kon lu ñu mën a def ba jotaat ci suuf soosu projet yi ñu am
ñu mën ko ci mottali dinañ ko def ci kàttanu borom. beneen bi mooy problème mu mbuurkat ci wàllu suuf foofu je demande solennellement au président de la République Macky Sall déclassement moom la yàlla def mu tegu ci loxo parce que déclassement décret ngay jël signé ko xaatim ko pour nga déclasser forêt ku ne xam na ni problème mu mbuurkat yamul commune ouest mais c'était un problème national j'allais dire même international ñëpp gis nañ ko mu ñëw fi am lu mu diggee woon la mu diggee woon booba tey population yi ñu ngi xaar mooy décret bi nga xam ni mooy déclasser forêt bi ñu mën ko dugal ci domaine national nit ñi mën fa dëkk parce que ña ngi fay tabax déjà tabax yooyu moo indi woon problème bi bañ toj ko maa ngi nii jàkkaarloog Jules Diémé bokkoon na ci ñi nga xam ni jàppoon nañ ko ci problème bi ba mu amoon ci problème loolu tey la Waalo gën a aay def nañ marche ñoom waa Mbourkat semaine passée ñëw ba ci mairie bi pour problème boobu ñu régler ko ñun nag en tant que autorité li ñu war mooy nekk aux côtés des populations pour que cette doléance là soit satisfaite le plus rapidement parce que mi ngi bëgg a durer te lu muy gën di durer peut-être irrégularité yi fa nit ñi di def di gën a yokk bu ko defee problème bi dina toll foo xam ni pour nga saafara ko day jafe mais foofu li ñu fay ñaan président mooy ñañ fa toj seeni kër nañu fexe ba joxaat leen seeni kër wala ñu jox leen ay parcelles foofa parce que yu mel noonu ñaare ñi am baat te am doole dañ ciy profité prox ndoll pour teg loxo suuf si donc néew di doole ya fa nekkoon dem tabax fa parce que amuñu fu ñu dëkk dem ba ci forêt classée bi parce que ñàkk pexe moo taxoon nag ñu dem dëkk ñooñu ngalawaay nañ leen recenser xam leen joxaat leen seeni suuf wala ñu jox leen parcelle foofu te ñun ñi nga xam ne ñooy mairie bi am ay projets yu ñu war a réaliser ñu jox ñu fa suuf soo xam ni projet yi ñu bëgg a réaliser parce que yi ñu bëgg a réaliser bari na ñu mën ko fa def incha allahu rabbi beneen bi mooy réseau d'éclairage public service technique yi fi nekk di gérer li nga xam ni mooy éclairage bokk na ci mission yi ma leen sant bi ma ñëwee mooy ñu wër commune l'ensemble des 18 quartiers axes yi am problème mu éclairage yëpp ñu répertorier wax ñu lan lañ fa war a def comme investissement pour éclairage am muy expression des besoins loolu def nañ ko lancé nañ marché yooyu pour réseau d'éclairage boobu ba ñu lancé nañ marché yooyu pour réseau d'éclairage boobu ñu jublu ci liggéey ba incha allahu rabbi commune bi du ñu bàyyi benn axe yëpp incha allah bëgg nañ fa def éclairage bu leer nañ loolu bokk na ci projet yi nga xam ni dugal nañ ko ci PTI bi jagleel ko enveloppe marché yi dinañ ko lancer ci kàttanu borom fi may terminer mooy juróomi at wala ñeenti at dafa gaaw te liggéey bi bari na bari boo xam ni buñ ko tegul ci méthode ak planification dinañ dem ba mandat bi jeex ñu ni mandat bi jeex na lan lañ réaliser du bari moo tax il faut commune bi ñu réaliser li ñuy tuddee PDC plan de développement communal dañuy jël ay boroom xam-xam sas leen liggéey bi dans tous les domaines yi nga xam ni c'est des domaines de compétence de la mairie ñu wax ñu commune ouest domaines yooyu yan investissement lañ ci war a def fii ak juróomi at bu ko defee ñu ni éducation lan lañ ci war a def fii ak juróomi at santé lan lañ ci war a def fii ak juróomi at éclairage public lan lañ ci war a def fii ak juróomi at suuf si lan lañ ci war a def fii ak juróomi at yooyu yëpp ñu tënk ko mu nekk un document parce que li gën a am solo en réalité du wutu ay partenaires ñaare partenaires yi ils sont là di xaar nga ñëw mais soo ñëwee ban projet nga leen di jox souvent foofu la difficulté yi di nekk léegi PDC bi loolu la ñuy dimbali jokkoon naa ci ak waa ARD muy agence régionale de développement incha allahu rabbi balaa at mee jeex
deuxième semestre bii ñu dugg rek ci 2022 bëgg nañu modifier waat le budget prévoir ci enveloppe boo xam ni dañuy defar le plan de développement communal nga xam ni mooy tënk suñu liggéey ci juróomi at yi di ñëw incha allahu rabbi. Donc je pense loolu laa bëggoon terminer. Ok donc loolu laa bëggoon terminer mais bëgg naa def benn précision mooy ci jamono yi weesu déggoon ngeen sama coow ak commerçant yi ci foire bu ma autorisé woon fii ci Sofraco. Foire boobu li ma ci waxoon ba ma leen dalalee keroog bi préfet wootee tamit pour ñu trouver benn solution définitive sur les foires loolu laay waxaat mooy foire prérogative maire la moo koy jox autorisation bi donc sur le plan de la légalité je n'ai rien à me reprocher parce que tegu naa ci yoon defuma loo xam ni yoon tere na ko yoon moo ma ko jox. beneen bi mooy li taxoon ma def ko wax naa ko mooy nit ñi ñooy bëgg jamonoy fête seeni doom soxla doom yi macha allah te mënuñu jëndal ñëpp donc bu ñu amee fu yomb foo xam ni dinañ fa mën a jëndee loolu day nekk seen arrangement seen bénéfice ba ñuy def di ko signé tamit loolu tax rek moo taxoon ñu signé mais yàlla def na sutura ginnaaw ay jàmm waxtaan nañ ba juboo ba foire ba weesu na ci jàmm la ma leen waxoon ni dinañ daje nag bu ñu weesoo loolu ak tous les maires ñu toog avec le préfet ñu waxtaane maintenant désormais foire yi ci yan règle lañ koy tënk loolu am na ba la ñu dëppoo léegi mooy diggante korité ba tabaski du ñu def foire à part foire artisanale wala foire de promotion des produits locaux kooku moom durant toute l'année mën nañ ko organiser à part foire commerciale daal lañ tere diggante korité ak tabaski mais su dul loolu durant toute l'année foire artisanale ak foire de transformation des produits locaux mën na am mais bu ñaari événement yooyu weesoo également yeneen date yi fi des mën nañ ci organiser toutes sortes de foires donc loolu la ñu mujj tënk fi may jeexale mooy jombul dégg ngeen également ci biir koor gi bi nit ñi di déposer ay demandes pour am ci ndimbal yi ay coow yu fi amoon ci ñoo xam ni dañ leen doon laaj xaalis ci biir mairie loolu biñ ko yëgee ñu wax ñu ko ci lañ commencé def suñu enquête pour xam ndax loolu am na wala amul enquête boobu ñi ñu jàpp ni ñoom la dama leen servir automatiquement demande d'explication nag c'est le point de départ de la procédure disciplinaire mooy boo dee bëgg saafara mbir foofu ngay départ ci wàllu administration donc loolu ngi continuer ñi nga xam ni tudd nañ leen ci ñoom ñëpp incha allahu rabbi dinañ leen identifier suñu leen identifier ba xam leen daan yee ca war dinañ ko def parce que amul kenn ku war a déposer ci mairie pour demande ñu lay laaj xaalis santaane wu ma ko te ku ko def dina la gàtt ci kàttanu borom donc loolu na ko population yi xam parce que je tiens farouchement à préserver la notoriété et la crédibilité de l'institution municipale loolu moom j'y tiens farouchement incha allahu rabbi li ci war dinañ ko def ci kàttanu borom donc maa ngi leen di jaajëfalaat bu baax